xarit yeeg mbokk yi seetaan RTS 2 di leen wax rek ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ak ci turam ak ci santam di leen wax rek dal leen jàmm ci seen émission tam-tam ni ñu koy defee rek saa su ne ni ñu koy defee jeudi bu jot dinañ ñëw nag ci li nga xam ne moom moo di seen rubrique référence di nekk rubrique boo xamante ne si taamu nañu ko torop te yàkkamti nañu ko ndax daf ñuy wanale ak ay góor ak jigéen yoo xamante ne si war nañu di leen bàyyi leen xel ndax seen jëf ci bim réew bu loolu weesoo it dinañ ñëw ci li nga xam ne moom moo di wàllu gastro nag ñu ciy ànd ki nga xam ne moom moo di IBA les ateliers de IBA bu loolu weesoo ñu daal di ñëw ci li nga xam ne moom moo di développement personnel ak Miss développement personnel mu di rek Léna ci kanam tuuti nag dinaa ko jox kaddu gi moom ak Mariem Mbeng ci wàllu référence ñu daal di nag jeexale ak li nga xam ne moom moo di vue sur la toile di remercier nag équipe technique bi ñu àndal tey suñu réalisateur du jour Del Malick Mbeng waaye it di bàyyi xel bu baax a baax ko nga xam ne moom moo di Mamadou Ba nekk ci wàllu vidéo bi ak itamit ci son bi Abdoulaye Mar ak Salif Sow ñu daal di dem rek daal di dellusiwaat dalal sunu gan yi ci biir plateau bi. tam-tam de ce jeudi 13 décembre 2018 c'est parti ci noonu rek laay daal di dalal nag ki nga xam ne moom lay wax Mbeng Mboor di rek Mariem Mbeng loolu yëpp ci neexal bi pour mu nangu nekk sama buur Mariem naka nga def sama góor mais Mariem quand même yow yéen macha allah yéen mbengeen yi ragal naa ne il faut ma bàyyi leen ma bàyyi leen di leen tooñ parce que gis nga lapsusu keroog bi laa indiwaat. doy na waar non lii ëpp na waaw buur laa dëgg yàlla buur laa waaw keñ jërëjëf. ñu ngi kontaan tamit xam nga yéen lébu yi da ngeen a mat a bàyyi xel. ñi nga am mbégte bu baax koddu chaque jour day def lapsus baax na trop nit moom sa buur faaw nga xam ne buur la daal ma nangu daal na yaay sama waaw jërëjëf buur kon tey dañuy dikkaat ak yéen ci li nga xam ne moom mooy référence di wane jaar-jaaru nit ki tey nag ki ñu jël moom mooy André Marie Diagne nekk foofu professeur def formation tamit ca faculté des lettres nekk tamit formatrice fi nga xam ne moom mooy FASTEF. d'accord André Marie Diagne boobu noonu moom moo nekk nii ñu di ko dalal di ko wax nekk wax dëgg yàlla am nañ mbégte ak bànneex nekk ak yow tey ci suñu émission bi ndaxte yàgg nañu la gis ci télé bi di la dégg ci rajo yi macha allah xëy na amuñu woon chance mu nekk suñu professeur waaye mu nekk ku ñu naw ñu ngi lay dalal jàmm. jërëjëf maa ngi leen nuyu yëpp ku nekk ak sa sant ak sa tur. wolof moom xam naa ne tey du neex li ko waral Mariem Mbeng dina si ñëw waaye dina jéem rek ànd ak ñun ci biir loolu nag may dalal ki nga xamante ne si bi moom du ma indi benn lapsus may dalal jaamu yaa xam caam ci plateau bi ñu koy woowee Léna Sarr. loolu parti pris la du ma ko nangu. wala ma wax tu préfères Léna Thiam. Koddu man du ma lu nuyu tey parce que dama yaakaaroon ni bu fi yaa xam nekkul sax di nga xaw ma jàppale quoi. Léna man xam sa mag nga laa duñ de naan jëw rek comme nekku fi ñu jëw ko. mais du ma la nuyu. maa ngi nuyu Mariem di nuyu sama invité. di nga ko présenter après di nuyu aussi madame Diagne. di nuyu téléspectateurs yi également. man de sama rakk nga wax dëgg yàlla Léna Thiam sama rakk nga wax dëgg yàlla ci biir noonu nag may clin d'œil à Yaxam Thiam très bientôt rek incha allah xam naa ne nam ngeen ko xarit yeeg mbokk yi di ngeen ko gis ma daal di gestu nag sama beneen rakk boo xamante ne si tey moom la Léna dalal mu di coach en développement personnel ñu di ko woowee Zahra Bari Zahra di am mbégte ak bànneex dalal la waat encore ci sunu plateau ndax fii doo fi gan. waaw loolu de am na waaye nag bàyyi Léna bi ngay tooñ parce que Léna man itam sama rakku bopp la ma bàyyi waaw bàyyi waaw bàyyi naa tooñ yow Zahra tey souvenir la ci noonu rek laay daal di nag ñëw ak ki nga xam ne nag moom moo di sama buur Mariem Mbeng Mariem tey li nga ñu indil dafa am torop solo waaye laataa ma lay jox kaddu gi ngay xuus bu baax a baax ci mbir mi du ñu def rek lu dul ànd ak Del Malick ñu daal di xool la nga dem gëstul ñu ko ci ki nga xam ne moom moo di sunu référence tey bi mu di madame André Marie Diagne c'est parti. En 86 laa ñëw école normale André Marie Diagne fekk fa mu fay jàngale mu may tàggat. mu bokkoon ci ñi ma encadré ci fan yëpp encadré ma ci terrain bi may def stage encadré ma tam ci ma gëstu ndee ko normal ku fa ñëw da ngay bind ab téere buy wane sa jaar-jaar
te téere boobu André Marie moo ma ci topp moo ko saytu ba noonu la noppee. dama am chance su mu nekkoon sama professeur école normale supérieure encadré ma farlu trop ci liggéeyam am pas-pas trop musuma gis ñu war a am cours ñu ni dafa tardé wala ma sentir ci li muy def lu ñu wooyee impréparation loo xam ni waajalu ko maîtriser sujet trop am rigueur ba pare jege ay ndongo yi muy tàggat ba pare am pas-pas ci bëgg kàllaama français am ci pas-pas. caractère madame Diagne ma ne la benn bi may njëkk a génne ci mooy xarañ ba ñaareel ba may génnee ci jikkoom mooy yéwén yaatu laabiir nde wax de xam-xam nag su lu mu xarañ loo xarañ ci sa xam-xam te àndoo ci ak laabiir dafay mel ni rek sayfu bopp la rek amalul ko njëriñ. André Marie Diagne bu ma doon wax ci moom téere lay bind ndaxte ci ni ñu xamante ba fii ñu toll ci doon yàlla tey jëmul ci moom dara lu nga xam ni rek lu ma mën a naqadi la wala lu nga xam ni dox na suñu diggante ma di ko fàttaliku muy fàttaliku bu ñaaw te digganteem ak samay waajur itam noonu la demee woon. Sénégal jafe na tey kuy téye cré di jàngale français wala sax enseignant sax lay wax boo xamante ne bii jaaroo ci André Marie Diagne donc benn misaal rek lay joxe ci laabir boobu ak xarañ boobu waxuma la élève André Marie Diagne de damaa ñëw oral benn candidat école normale ma koy laaj ma ne ko yow lu la nekk ci njàngalem français mu ne ba ma nekkee élève di def première dafa am benn jigéen bu ñëwoon suñu école def fa conférence tudd André Marie Diagne ba ma ko seetaanee mu ne ma ñaan ci yàlla dogg ci sama bopp ne li naa def lépp lu ma mën ba doon prof français ni kii te ñaan sama borom mu def ko ma ne xale bi est-ce que xam nga ne su yàlla attee nga admis André Marie Diagne boobu moo la ne la yore dafa jooy nga xamutoo ne André Marie Diagne professeur la école normale sax faute ak ku mu munti doon André Marie Diagne lu mu la fonk nga wax dal di am foo xamante ne fii def nga fa ab es ba waroon def nga fàtte ko fa ah loolu moom yaakaar na kon loolu xam nga loolu doy na waar nag comme du suñu lakk nga ne nag léegi dañ koy wax nag te doo juum fenn loolu nag da xaw na ci doy waar nag quand même su ma jàkkaarloog moom xam nga man maa ngi commencé magal si tuuti nag su ma jàkkaarloog moom damay loxo rek ma ne ko waaye ndaw si nag may ma ñu mën a wax noyyi tuuti nag koo koy André Marie Diagne kon nag nee na kookoy André Marie Diagne kooku it mooy tey suñu référence jërëjëf Marième Mbengue ci compilation boobu nga def ci wàllu ay témoignages ma taataan ci rek ay mots clés yoo xamante ne si wax dëgg yàlla bi ñu ko déggee xel dafa dal mu di pas-pas mu di it xarañteef dégg nañ ci tamit yéwén dégg nañ ci laabiir dégg nañ ci yaatu Marième Mbengue. waaw code kooku nag mooy André Marie Diagne parce que tey suñu xoolee ni ñi def témoignage yi ñaar ñi ñëpp nee nañ jaar nañ ci loxoom kon loolu day wane ancienneté bi nga xam ne am na ko foofu mu nekk fa mu daan jàngalee parce que ñi nekkatuñ ay xale ba pare Pastef xarañ bi nga wax mooy jukkoom bi nga xam ne moom la ñu borom këram seddalaat muy Mamoussé parce que nee na du noonu rek la mel fee ci nit ñi rek mais ci biir këram sax noonu la mel parce que dina togg jox nit ñi mu yaatu dina bari lool mais loolu yëpp dafay expliquer tamit ci famille bi mu jógee parce que moom du sénégalaise sénégalaise la sax nag waaye sénégalaise boo xam ne Burkina la jógee kon moom mu dem na ba li mu xam sax Sénégal amaana am na solo lool ba ñu bëri sax dañu bàyyi xel ne moom jógewul Burkina waaw kon ñuy xoolaat dellusiwaat ci parcours am André Marie Diagne gis nañ ni jaar na foofu ca faculté des lettres gis nañ ñu aussi jaar na foofu ci département philosophie gis nañ ñu aussi ki nga xam ne moom mooy André Marie Diagne jaar na foofu sa Pastef ñuy laaj parcours boobu nga xam ne mooy sa jaar-jaar lan moo la ci gën a marqué.
jërëjëf waa émission Tam Tam maa ngi leen gërëm. ñu ngi lay sant yow tamit. abi man daal Burkina laa juddu. muy Haute-Volta. te damay jàngi ba am 2 fukk at am sama bac. dem France foofu laa tase ak sama jëkkër. ndeysaan sa jëkkër bi nga xam ne tey def ngeen 44 ans. Tenez-vous bien macha allah. waaw macha allah. macha allah ak sama doom yi juróom doom ak. sët yi léegi sët yi ñu gis sànq ci élément bi waaw. léegi daal xam naa enseignant yi yëpp daal dañu ma woote mami mémé. mémé la ñu wantax léegi dama nekk doyenne. and lu ma neex daal mooy gis sama ancien élèves yi. lu ñu nekk léegi ay kilifa lañu. ndax dama xalaat boo jàngalee nit daal danga bëgg mu réussir. mu avancer. te loolu laa gis ci sama collègue yi. ku def loolu boo liggéey daal ak sa xol nga bëgg xale yi jàngi bu baax man loolu rek laa bëgg. dama bëgg jàngi élèves yi ma bëgg aussi Sénégal daal suñu jeunes yi daal ñu nekk toujours ci kanam. macha allah bu ma nekkoon étudiante ci Bordeaux. bu ma gis étudiants sénégalais yi dama xam daal ñoom seen école bi neex na de. toujours ñu nekk premier ñu ngi nekk en tête ñu dugg ci ay école yu mag yi France. nekk agrégé nekk lu nekk. wala ñoom Bachir Diagne ñoom monsieur Mbeng agrégé d'anglais. ndek man li ma ñëw daal xaw ma loolu am na. mais Sénégal moo nekk en avance. ci système éducatif. mais léegi lu ñu gis daal dañu tiit tuuti. doy na waar de te dina loolu laa bëgg daal xale yi ñu xam. seen li ñu nekk suba loolu moo gën daal nañu liggéey bañ aussi sama collègue yi wax na grève yi ëpp na moom daal dama wax ndax boo grève tous les jours mënuloo liggéey mën nga revendiquer mais grève tout le temps daal day perturber système bi aussi te xale yi ak parents yi yëpp problème la daal loolu mooy sama kii problème la de xam naa doon na la neex ñu dem ba nga xam ne système éducatif sénégalais bi problème yi mu nekk di ko jonkonteel dina wàññeeku su fekkee ne dañul carrément waaye nag Marième Mbengue tey sunu référence bi nga ñu indil xam naa pas-pas bi mu def ci njàngom français pas-pas bu ko raw la def ci njàngum wolof bi ndax wolof bi leer na trop. waaw mi ngi góorgóorlu lool ma jox 9/20 voilà. non yow 10/10 ngay am bu note bu ëpp boobu amoon sax dañ koy joxe am ak yow. waaw loolu moom leer na mooy loolu day wane rek koddu pas-pas bi nga xam ne moom la ñuy wax ci wàll bi nga xam ne lépp lu mu jàpp rek daf ciy def ab xarañte di ci def ay recherche mu jaral ko lu nekk. ràññee nañu aussi tamit ci biir témoignage yi ne dañu ne proximité bi nga am ak élèves yi nga xam ne ñoom nga nekkal. waaw da ngay dem ba des fois da ngay fàtte sax professeur bi nga doon. proximité boobu lan moo ko indi ak lan moo indi facilité boobu. bon xam naa ko xalaat naa sama yaay dama xalaat sama yaay lan la mu jàngi ma. ndax éducation de base loolu mooy am importance bala nga nekk nit nga xam fu nga jóge li ma jàngi ak sama yaay ak sama baay aussi mooy liggéey ba nga am fierté liggéey mais bul xalaat yow li nga nekk daal doy na toujours nga nekk ci kanam ma nekk xale daal bu ma ñëw ma ne tey première la dama xalaat sama papa dina wax lii baax na li vraiment kontaan na ci yow day wax toujours ci kanam weer bu prochain mois lan la nga indi donc loolu mooy doo taxawal benn point daal toujours da nga essayer di dem ci kanam li mu wax ni dina la intéresser trop xam naa parce que lii nii mooy aller toujours plus haut fexe ba nga xam ne yow di nga tendre vers la perfection et ça dans tous les domaines si wàllu liggéeyukaay bi ci kër ga ci sa nekkin ak askan wi yow mi nga xam ne yow yaa yore wàllu développement personnel xam naa lii dina la neex. dina ma neex trop Kodou di nuyuwaat kon ki nga xam ne moom mooy madame Diagne jotoon naa ko invité beneen télé bu ma nekkoon ci émission livre parce que aussi bindkat la donc loolu aussi dafa am solo pour ñu souligner ko mais damay féliciter Mariam ci choix bu mu def parce que dafa nekk référence nekk exemple parce que comme ni nga ko waxee dafa yéwén te kuy jàngale faw rek nga yéwén aussi parce que di joxe savoir loolu dafa nekk loo xam ne du metti la te souvent aussi élèves yi dinañ nekk ñoo xam ne ni bés bu ñu tekkee am na ci ñu bëri dañuy fàtte seeni professeur
professeurs te faw ñu leen di gëstu mais référence la aussi ci ñi nga xam ne jigéen ñi lañ parce que tey ci wàllum éducation dañu naan la scolarisation des filles kon nag mu nekk loo xam ne am na solo taxawaayam rafet loolu ñu ko ci féliciter aussi di ko ci encourager. waaw dañu am sunu réseau des professeurs de français. oui effectivement voilà léegi li ñu bëgg daal muy xale yu jigéen yi ñu dem Kolda ñu dem Tamba ñu dem Diourbel ñu bëgg daal xale yu jigéen yi daal ñu encourager leen. waaw bañi jox leen jëkkër teeli jox leen jëkkër te duñu dem ci kanam. dëgg la ndax dama xalaat boo am doom bu jigéen di ñu wax yow jigéen rek la nga am yéen sañu waaw góor rek la ñu bëgg mais dama wax mère yi boo am sa doom bu jigéen nga toppatoo li mu jàngi suba boo am liggéey day ñëw mu ne am mama yow ni nga son ci man dama lay jox dara. dëgg la loolu moo baax ci mère yi. li nga wax lu am solo la te je pense que de plus en plus nit yi ñu ngi koy gën di bàyyi xel bu baax a baax. léegi nga wax lu am solo ci wàllu reconnaissance bi nga xam ne moom la élèves yi wala étudiants yi di ko am vis-à-vis de leur maître wala de leur professeur wala ki nga xam ne moo nekkoon seen enseignant seen professeur ca université ba. démb dama doon seetaan benn vidéo boo xam ne benn pilote la mu gis ne que ci passager yi dafa am son ko xam ne moo nekkoon maître am alors mu rendre ko un vibrant hommage à travers le micro avion bi ñëpp di dégg ba professeur bi da doon jooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon membre équipage bi yëpp ñëw ak fleur jox ko mu nekkoon loo xam ne mënul retenir ses larmes parce que effectivement loolu dafa nekk lu rëy boo satisfaction boobu gisuma bu ko ni day Zahra mooy sunu décoration gis nga loolu décoration boobu dafa rëy Zahra ba tax na képp kuy enseignant war nga def sa kéemtulaay kàttan ba ëllëg boo dajee sa ancien élève doo ruus di nga am vraiment reconnaissance boobu noonu waa ji am Codou dama lay rejoindre ci foofu donc bu ñu jógee ci enseignement bi ça va de pair ak développement personnel parce que loolu nañ naan reconnaissance donc reconnaissance aussi ci milieu professionnel dafa am solo day tax nga avancer dafa baax léeg-léeg nit boo nekkee ci biir entreprise nit ki wan la savoir parce que dañ lay former yow mënoo ñëw rek nga xam lépp c'est pas possible donc toujours di nga am koo xam ne moom mooy sa mentor comme moom moo lay wan moom moo lay former donc reconnaissance boobu daf ciy am solo trop ci comportement la boobu ci biir loolu ba tey pour te rejoindre aussi ñëwaat ci beneen brèche dañu wax ci moom yaatu générosité intellectuelle l'envie de partager li nga xam ne yow moom nga am comme connaissance moom nga am comme expertise loolu tamit day am solo ci entreprise par rapport aux aînés yi nga xam ne ñoo nekk ci biir entreprise bi torop parce que da ngay xool léegi soo defee boo nekkee di def comparaison bu njëkk ak léegi dafa utee léegi da ngay gis xale bu ñëw ci entreprise yaakaar ni xam na lépp erreur la monumentale erreur parce que tey boo fekkee koo xam ne yàgg na ci boîte bi nga ñëw yow xale ak say diplôme nga bëgg ko wan ni que dangaa xam lu bari barrage lay doon ci yow day téye xam-xamam day téye léegi ki war a joxe xam-xam bi nag kooku dafa war a yaatu moom tamit ça dépend nit ku nekk mooy li ñuy wax moo tax ñu ne comportement dans le milieu professionnel dafa am une très grande importance parce que ni ngay ñëwee la xam nga dafa am noo xam ne soo ko ñëwee mais nit ki dafay téye boppam man léegi ma wax la téyal foofu sa baaraam dinañ ñëw en long et en large inchallah dans la rubrique développement personnel nga xam ne tey jii ni mu ko suruxalee noonu dañuy wax ci les attitudes yoo xam ne moom nga war a am ci biir entreprise bi comportement yi nga xam ne moom la ñu taamu ci ki nga xam ne dafa nekk ci bërëbu liggéeyukaayam Marième Mbengue dama lay bàyyi nga xuus ci sa biir rubrique après jeexalaale aussi ak sa question ak sunu référence bu mag bii ñu am tey. waaw Codou parce que sànq Zahra wax na ko gis nga xam-xam dafa doon loo xam ne bokkul ak xaalis boo denc ci boîte di ko joxe. xam nga xaalis bi nga yore chaque jour nga joxe di nga xëy bu boîte bi nga tourné gisoo fa dara mais xam-xam saa yoo ko joxee. yaa ngi recevoir leneen loo xam ne moo ëpp solo loolu chaque jour parce que ki ngay échanger ci xam-xam bi amaana xam na lu ndaw loo xam ne yow xamoo ko woon donc loolu daf lay renforcer di nga ci jëlewaat ab jàngat boo xam ne daf lay dimbali bu baax dëgg la te André Marie moom loolu mooy jukko bi nga xam ne ñëpp moom lañ ko seedeel parce que loo wax rek ba borom këram sax dafa dem moom lu koy metti mooy yërmandeem ak yéwénam dafay dem ba day tax ñenn ñi sax dañ koy tromper mais moom elle pardonne toujours dafay baale ngir mën a jàll ci ginnaaw nan nga mën a manager loolu nan parce que dañuy gis ne des fois sa xam-xam bi ngay joxe moo lay gënal sax en retour nit ki lim lay jox dëgg la xam nga bu ma ñëw fii xam naa dama nekk tuuti comme gan boo ñëw daal si dëkk te xamuloo coutume yi jikko yi yaa ngi xool
da ngay xool bu baax xam nga loolu laa jàngi ci sama comportement daal di observer bala ma def dara ma xam nit yi ni ñu def léegi man xam naa ko daal ma yow Sénégal Senghor moo wax sama jëkkër kii daal sénégalaise la jaaruloo nga xaar carte d'identité comme que Sénat ak sénégalaise la donc dama dugg Sénégal entièrement ma wax man maa ngi sénégalaise comme sama morom yi fu ma jàngi rek damay liggéey comme n'importe quelle sénégalaise donc li ma bëgg daal mooy sunu réussite te dañu bokk ndax benn nit mënulu def dara donc dama jàngi boo nekk coordonnatrice wala chef de département wala leneen boo bëgg leneen yi ñëw ak yow pour liggéey ba bu baax il faut nga wàññi li nga am ci sa xol ak sa métier bi yëpp daal nga fàtte leneen yi daal comme ça bu ñu am réussite loolu moo ma gën daal boobu laa jàng Mariam loo bëggoon a tëjee ak moom dolli na tamit ne moom it bokk na ci ay bind yoo xam ne bind na ko muy benn recueil boo xam ne am na sax bu ci am solo bu ci am raaya mu tudd la fileuse d'amour donc ñuy laaj lan moo la gën a neex ci loolu parce que décoré nañ ko yépp tamit dëgg la te moom dafa mel ni macha allah dafa sentimental di dund amour ma gisoon wax dëgg yàlla reportage bu Anne-Marie Gomis defoon benn jour de Saint-Valentin ak borom këram mu nekk reportage bu ma marqué waaw c'est gentil ça li ma bëgg daal mooy jigéen yi daal ñu nekk ak seen jëkkër ñu kontaan ak xale yi ndax dafa xalaat yàlla may na bàyyi ak yaay si xale bu nekk léegi divorce métti na loolu ma xool daal dama bëgg léegi aussi si sëy yi daal ñu góorgóorlu ndax bu fekk yaa ngi ak sa sëy nga am sa doom toppatoo ko léegi ñoom aussi daal dañu baax si àddina bi waaw xale yu jigéen ñi déglu leen loolu mag mooy wax ak yéen di leen conseiller nga tontu si ñëw ci recueil bi muñ daal xam naa jeunes yi war nañu xalaat tuuti lu tax mère di wax noonu nañu muñ jigéen rek la ñuy wax muñ léegi lu mu la wax sànq si recueil bu nga kii ouvrage bi dama xalaat benn fête des mères sama benn xarit moo ma laaj yow daal sa yaay mooy kan pour yow ma xalaat du sama yaay kese dama xalaat yaay yu yëpp ci àddina bi lan la yaay def bu nga nekk neene ñu ngi lay topp ba nga dem école ñu toppatoo damay gis rentrée scolaire ma dem jënd ay matériel scolaire kan la gis mère yi ñoo jënd pour xale yi ba ñu topp école bi bu kayi amul maman aw ma kayi aw ma livre du ñu wax papa de maman la ñu wax léegi bu ñu am diplôme daal ñu wax dooma góor la de papa mi la ñu tudd ma ne loolu aussi daal war nañu xool tuuti mère yi ñu def yëpp pour xale yi ñu jaar léegi après li ma xalaat daal il faut ñu wax sunu yaay yi jërëjëf daal ñoom dañu liggéey kër ga yaay day teel yow des dernières couches léegi bu ñu bëgg daal femme africaine ñu honorer ko il faut ñu xam li mu def kenn mu ne leen fay loolu laa wax dañu liggéey mooy coton ñu filé ko mais li ñu bëgg seen xol ak bëgg keneen daal loolu mooy en tout cas ñun ñu ngi lay gërëm di la sant di la remercier bu baax a baax au nom de et plein succès aussi à l'émission merci au nom de toutes les personnes yi nga xam ne ni jot nga séddoo ak ñoom sa xam-xam au nom de toutes ces personnes yi nga xam ne yow tàggat nga leen ñu ngi lay wax jërëjëf di la wax tamit jërëjëf en tant que yaay jërëjëf Mariam Mbengue ci lu ñu indil am na solo trop mbengeen bi gis nga kon nag mérité nga buur bi ci noonu rek laay daal di fas yéene ànd ak ki nga xam ne moom moo di suñu réalisateur du jour je rappelle Del Malick Mbengue mun nañu nag papa sunu góor mu di Iba lan la ñu indil ak les ateliers de Iba c'est parti la rubrique gastro.
madame Diagne ma yàkkal la nag bëf bi nga xam ne sauce gombo la tudd donc signé Iba les ateliers de Iba noo ko gisee. xam naa gombo bi xam nga Burkina too la ñu lekk. te dañu ko lekk ak sauce gombo lu mel ni ak soupe. te parce que moom pâte la ko defee. waaw pâte bi mooy too bi. dañu def ak mil. wala ñu def ko ak feuille de poudre de manioc. waaw boobu mooy différence. waaw bii moom leena neex na de trop ak kaani bi kaani Burkina la de. kaani Burkina la kay nee na kaani Burkina la de leena bii dafa mel ni suppu kanja mais revisité. donc sans ñànkatang bi sans def ci tiir am na ñoo xam ne bëgguñu tiir peut-être que dina leen arranger parce que day rappeler suppu kanja sans mu am tiir bi. Kodou tey le jeudi damaa woor. da nga woor non du ma wax ci waxu togg non mais c'est vrai. parce que man ba ma gisee ñuy def muy def dressage dama foogoon ni suppu kanja la. après au fur et à mesure si la gis na ni que pâte la à la place du riz blanc. ak sans tiir bi non mais man li may wax rek. xanaa nga jàppale ma si wax naa yaa xam ba sonn Iba ngir yàlla bu defee yi na ñëw kii ko sax. servir mais loolu samedi lay am te yow samedi doo fi nekk donc je rappelle que incha allah samedi di ngeen ko gis en live and direct. comme ni ñu koy waxee nga xam ne day togg fii ci studio bi ñëpp gis mais comme da nga woo incha allah Iba boo ñuy dégg na nga ko indil heure dog nga indil ko ko. waaw comme ça voilà comme ça Léna Thiam mën a dog ak kii bi. ak sauce bi nga indi tey neex na trop Zahra ma di la ko yàkkal. man de suur naa sax man. suur nga waaw ci xool bi. ci xool bi rek waaw. Iba dégg naa nag plat boo ko tegee na nga ko war a tegee rek. nit bi su koy xool rek day am lu muy. doo leen ma ko présenter après. waaw dinañ la ko présenter loolu du dara. sama buur kontaan nga. waaw kontaan naa parce que Kodou gis nga lekk togg boo koy togg. dëgg la na ngay joxee am na solo trop waaye na nga koy toggee xol la. parce que xol ba nga koy toggee di ko joxee dafay reflété waat ci plat bi na muy mel. lu am solo la. waaw jéeg ji bàyyi leen plastique bàyyi leen di yàq ci plastique. parce que lu mel nii boo ko toggee ba pare. yàq ko ci plastique wala nga yàq ko ci maanaam plat boo xam ne fond pour rebord ba. day am lu bari lu muy yàq day am point yu bari ñu leen di wàññi. te xam naa nag sama jigéen kii di madame Diop Anna du def yooyu moom yu baax lay teg ci loolu nag nga xariteek mbokk yi rek la ñuy dem daal di ñëw nag ci li nga xam ne moo di suñu troisième partie émission wala suñu troisième rubrique bi yoon ñu jagale ko ci li nga xam ne moom moo di développement personnel. ñu ne boo nekkee ci bërëbu liggéeyukaay wala ci entreprise wala ci société en tout cas foo xam ne da nga fay liggéey di fa daan sa doole dafa am noo war a mel noo war a toogee noo war a waxee ci biir loolu nag ñu daal di ñëw ci élément wu Léna bi daal di ko jox kàddu gi nag mu ñëw ci ñun ci sujet bi introduire ki nga xam ne moom moo di invité ci développer li nga xam ne moom la ñu tudd léegi ñu dem ñëwaat. baax daal moo jar a jaay. surtout si ay fu nit di tase lieu public endroit public ñëpp a war a bàyyi seen jikko yi seen kër bu ñu ñibbisi ñu doog ko bu fekkee xam ne naan dañuy faral di wax reewande mbubu la quoi bu fekkee réew la booy génn nga summiku nga bàyyi ko sa kër boo demee ci biir nit ñi nga mën a baax ànd ak nit ñi mel ni ñëpp. man pour man ñàkk a yar rek parce que nit boo amee éducation bonne éducation sa gàlle boo génnee ku ñëw ci yow mun nga ko comprendre ku wax ak yow mun nga xam kii ban façon nit la nga comporter ak moom de bonne manière quoi man pour man loolu lay nite. léeg-léeg di nga dem accueil par exemple nga war a accueil au fait femmes yi ñu fay teg dañu leen fa teg pour ñuy accueillir nit ñi di leen joxe information wala affaire yooyu mais da ngay ñëw ñu xool peut-être selon ta physionomie ñu jugé la nga ñëw di wax ak ñoom wala duñ la faale wala duñ la nuyu wala genre. nit ku ne fu muy liggéey nga xam ne lan moo ko fa teg bu nit ñëwee par exemple di la poser question wala bu ñëwee soxla dara da nga ko war a bul seet lu chantage ko wala leneen mais lu la fa teg moom loolu nga war a topp nga def ngir yàlla ak yonent. développement personnel bërëbu liggéeyukaay ana nan la nit war a toogee lan moo war a nekk taxawaayam lu mu war a def lu mu war a moytu Léna nga nit ñu tey sujet bu am solo. waaw Kodou mi ngi noonu parce que dafa mel ni ci comme ni ñu ko gisee ci élément bi dafa am ñaari pàcc yoo xam ne nit ñi dañ koy war a def dañ ko war a distinguer parce que par exemple ñoom wax nañ ci aspect ñi nga xam ne relation ak public extérieur bi la donc loolu comportement bi nga war a am na ci solo mais aussi en interne comportement aussi bi nga war a am ak say collaborateurs loolu tamit daf ci am solo ñu dalal ki nga xam ne nag moom mooy sama invité tey di coach développement personnel jaratul
sax ma koy invité plateau Tam Tam parce que c'est une habituée. Zahra tey ji gis nga élément bi lan mooy solo su am comportement bu adéquat en entreprise. D'accord donc Léna comme li nga wax dafa am solo dafa am deux types. Reportage bi c'est plus par rapport à la relation client maanaam nit ki boo ko fekkee ci bërëbu liggéeyukaayam alors que comportement bi nga xam ne aussi dafa am solo lool mooy bi nga xam ne ci biir entreprise la ci biir milieu professionnel Tata André Marie wax na sànq lu am importance loo xam ne dañ ko war a di bàyyi xel moom mooy sens de l'observation dafa am solo booy doog a ñëw ci bërëbu liggéeyukaay dafa am loo xam ne da nga ko war a xam ñett la professionnel da nga war a xam li la tax a jóg li tax ñu teg la ci poste boobu li tax nga ñëw ci entreprise boobu observation da ngay xool bu baax sa milieu ñi fa nekk entourage bi écoute di déglu dafa am solo ba pare nag boole ci teey parce que ni ngay ñëwee noonu la nit ñi di jàppee dafa am noo xam ne soo ko wanee comme li ñu wax léegi éducation dafa am solo torop ñun ñëpp am nañ ci ko loolu laay faral di wax toujours ñun ñëpp am nañ ci ko mais bërëb liggéeyukaay du marché donc nekkuñu fa pour ku nekk di wan sa morom jikko bi nga xam ne dafa fa nekk donc nit da ngay def ndànk nit da ngay am retenue nit da nga war a am éducation dafa am importance donc dafay baax loolu ngay def distinction boo ñëwee xam fi nga war a yem parce que yaa ngi doog a ñëw dafa am ñoo fa fekk mooy li ñu doon wax sànq aussi ñi nga xam ne ñoo la fa jiitu dafa baax loolu nga leen di bàyyi xel di leen déglu parce que mën na am incidence mën na la yàqal comme mën na la ubbil ay bunt nati nit li may faral di wax ci milieu professionnel bul ut ay noonu dafa am ñoo fa fekk bul ut ay noonu ñëwal yaru xam li la fa andi connaissance am na ñu la ko ëpp ñun ñëpp ñun xamuñu lépp donc connaissance c'est pas tout simplement li nga jàng connaissance même ci bien-être même ci comportement loolu yëpp dafa am solo donc boo ñëwee joxal cër nit ñi dee leen bàyyi xel del seetlu te moytul ma ñi nga xam ne nag da ngay ñëw rek ñu bëgg la jël bëgg def groupe moytul ma toujours waaw moytul ma toujours groupe yooyu surtout nag moytul ma nit yi nga xam ne dañuy ñëw ne la moytul Zahra moytul Koddu loolu moom ñooñu nga war a moytu. d'accord fi mu nekk nii yow da nga wax ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw fekk si mais ñi nga xam ne ñoom la ñuy fekk si nag lan moo war a nekk aussi seen comportement. mooy li ñu doon wax sànq xam nga d'habitude surtout fi ñu toll instant bi milieu professionnel tu as tous les âges donc ñu bëri nga fay fekk par rapport aussi ak expérience yi tey boo gisee entreprise yi di faral sax laay wax ni faral di bëgg di recruter ay xale baax na ci benn côté mais itam danger la ci beneen côté tey nit buñ ko fa fekkee la personne se sent menacée déjà surtout ci département toujours dafay nekk naan kii andi nañ ko donc nan laa war a comporter woo ak moom lan laa ko war a wan moo tax ma ni la comportement c'est plus par rapport ak ki nga xam ne moom mooy ñëw di fekk si parce que tey nit ki boo ñëwee moo war a adapté wu moo war a adapté wu tey bu ma ñëwee fekk si benn Tata André Marie mais su ma ñëwee jaay ko ni que man doctorat laa am donc man miss intellectuelle laa miss moderne mais dafay réservé wu donc effectivement c'est normal c'est un comportement humain elle se protège donc dafay am automatiquement benn barrage bi nga xam ne dafay am mais tey boo ñëwee am benn type d'éducation boo am yar boo ko wan mais daf lay partager savoir am te loolu mooy sa intérêt moom itam am na ñoo xam ne nag bëgguñu partager boo leen fekkee ci biir bërëb moom seen comportement bopp nañ yor dañuy fas seen kanam dañuy te mettre les bâtons dans les roues comme on dit am ñoo xam ne bëgguñu gan sax bëgguñu gan da nga leen di déranger donc aussi loolu ci aspect nit la xam nga léeg-léeg da ngay ñëw sax ci bërëb fekk fa ay nit nga nuyoo premier jour ñu lay présenter duñ la sax xool yow tu sais nettement en tant que nit yaa ngi déranger donc duñ la xool mais yow yaay muus man li may wax toujours gis nga nit booy uti yow yaay muus lii olof ñaay di wax rek dëkk boo fay nekk boo fekkee ñëpp di tëbee benn tànk da ngay tëb benn tànk muus ànd ak ñoom donc muus la rek donc comportement moom base comportement li may wax professionnel yar ak teggin mën a seetlu observation ba pare nag comme man ni may faral di def su ma demee ci bërëb bu bees damay tey recul laay jël damay xool léeg-léeg sax ñu bëri dañ naan kii est-ce que du ñàkk déggul tubaab déggul olof donc damay seetlu parce que coach la damay seetlu xool parce que ku nekk maa ngi étudier sa comportement foofu di nga ràññee boo tey dafa baax da nga ràññee ñan ñooy nit ak ñu ko xawuta nekk loolu mu nekk lu am solo leena balaa ma lay jox kàddu gi xam naa foog ma jaar encore ci sama buur parce que xam naa ne je sens que am na lu mu bëgg a laaj madame Diagne sànq yaa ngi doon wax
bi nga jógee Burkina ñëw war a insérer wu ci société sénégalaise bi ci milieu professionnel sénégalais bi souvent damay gis nit yi ne dafa baax nga am capacité de te mouvoir dans un milieu interculturel maanaam milieu boo xam ne da nga fa fekk burkinabé bi sénégalais bi bu fekkee ne Sénégal la di nga fa fekk halpulaar bi fekk fa soose bi fekk fa nga xam ne c'est pas en général les mêmes valeurs c'est pas en général la même éducation du nu ñuy liy tekk dara si man dara li muy tekk si man du ko tekki forcément ci keneen ki à ce moment là yow naka nga gisee loolu surtout yow parce que yow da nga nekk exemple boo xamante ne si naka nga dundee loolu pour ñu ñëw collé ko ak sujet bi nga xam ne moom la ñu indi tey bon dama xalaat bi ma ñëw fii man famille catholique la dama judd ci famille catholique ma ñëw ci dëkk bi 90% de musulmans dama xalaat daal population majoritaire ay comportement war na xam lan moo baax ci islam ak lan moo ñu tere ko loolu par respect pour ma belle famille par exemple sama goro yi ma xam li ma comporté ak sama goro yi li ma leen servir kër ga li ma sol loolu yëpp daal dama xalaat damay wax par exemple boo dem ci décès da ngay jël sa kool nga muur ko et c'est comportement yooyu yaa ngi ko doon am ci kër gi mais aussi ci milieu professionnel bi où il y avait aussi plus de musulmans que de chrétiens wala dara au Sénégal mais disons que fu ma jógee daal c'était pas ça donc j'ai dû observer dama observer ma ne li ma jàngi ci Sénégal dafay yokk sama xam-xam léegi comme sunu stagiaires yi dañu leen yóbbu ci école pour jàngi ñu jox benn professeur ma ne yow boo jógee école normale FASTEF bul ñëw comme général ci camp de bataille man maa changé yëpp ma def nii ma ne déedéet ku yore classe bi danga xool li mu def ak xale yi nga wax ko man dama ñëw jàngi ak yow loolu mooy yokk sa xam-xam mais boo ñëw di changer lu ñu def ci classe bi da nga jaxase yëpp te xamuloo dara de gën a xam nga nekk maa leen gën a mën voilà loolu mu nekk loolu moo baax daal loolu moo aussi ci entreprise benn la da nga ñëw yoo xamuloo yu bari mais da nga nekk comme xam nga yëpp kan moo xam yëpp ci àddina kenn xamu ko rawatina ci suñu milieu bi ñu nekk en tout cas mu di audiovisuel li mu mujjee wax ni noonu da doo nekkee ci milieu bi foog na yaa xam lépp yaa mën lépp matal nga en général da ngay am problème mais bu fekkee ne da ngay xam ne que ni toujours da ngay jàng c'est comme médecine chaque jour da ngay jàng di boole ci li nga amoon mu jëm kanam Mariem tey moom xam naa ne sujet bi fi mu ne nii sànq ba léegi maa ngi lay gis xam naa ne am na loo ci bëgg a wax kàddu gaangoog waaw Kodo man damay rejoindre rek juste Zahra ak André Marie li mu wax parce que li ëpp solo damay faral di wax ku la jiitu ci barab ëpp na la fa ay sagar parce que mën ngay ñëw ak say lijaasa yu bari mais le problème mooy lijaasa yooyu dafa bokkul ak li nga xam ne moom la ñuy dundee ci entreprise bi parce que diplôme bokkul ak li nga xam ne moom mooy activité ba ngay dund foofu. Parfait. Donc loolu muy li nga xam ne nit ki daf ko war a bàyyi xel benn ñaareel bi mooy soo ñëwee tey nga am noo wane ku nekk la mu xam da koy téye alors que tey li nga xam mën nga koo denc jël la keneen xam nga dolli ci sa bopp te terewul waxtu boo bëggee wane li nga xam di nga ko génnewaat te it ñëpp dinañ ko accueillir parce que nangu ngeen mi ngi mel ne tey waxtaan koo nanguwul déglu Codou du la déglu léegi nag koo nanguwul accepter moom li mu xam parce que nit ku nekk day bëgg a prouver ni mu doon boo ko bàyyee mu prouver ko rek loo prouver da koy nangu non lu am solo la non merci waaye sama buur bi non sama buur merci xam man leena meluma comme yow ma damay accepter yow doo accepter leena tey li nga fi indi macha allah ma bàyyi la waat nga xuus encore ak sa invité. waaw parce que Zahra comme ni ñu ko gisee ci élément bi ñu ci bëri dañu fustiger li nga xam ne moom mooy les accueils. accueil bi des fois je pense que ku ci nekk dañ ko wax rek te dee jot nga confronté wu situation bu mel noonu di nga ñëw nga trouver une personne très désagréable alors que accueil la nekk et quand on dit accueil il faut être accueillant quand même n'est-ce pas. Ouais. Comme li nga faral di wax Sénégal dañu am problème boobu on a vraiment ce problème et c'est très dommage malheureusement jéem nañ expliquer parce que à un moment donné soo xoolee service client relation client nit ñi wax nañ ci ba sonn. ba taay ay incident yu dul jeex loolu la du changer. te dafa doy waar parce que nit
bu ñëwee pour wax la soxlaam sa liggéey moom moo la fa teg yow yaay vitrine bi. man nee naa ñi nga xam ne dañu nekk ak ay xamuñu importance bi ñu am ñoom pour ñoom dañu yor ay postes yi nga xam ne amul valeur. alors que c'est le contraire. seen poste ñoom ñooy vitrine bi ñoom ñooy représenter entreprise bi. tey dafa mel ne par exemple nga doon dem ci benn bërëb nit ki xamula ki ñëw akay da nga ñëw pour demander information. dañ koy fay entreprise bi da koy fay fin du mois mais nit ki bu ñëwee laaj la. xuloowul dafa la laaj. xamul moo tax ñu bind information. donc renseignement dafa la laaj. mais yàqalu la dara. nga tontu ko ci yar ak teggin. wax ko li nga xam ne moom la soxla pour xam. mais non da ngay dem déplacé wu yàqamti xamuñu sax urgence bi nga nekk. nañ ko xool ci soo nekkee ci urgence. ngay ñëw di wax ak nit ki xamul ndax yow li ngay laaj nit ki mi ngi si diggante dund ak dee. mu nekk ci lu ko neex. à la limite du la faale. surtout dans les hôpitaux. c'est ça du la faale. donc da ngay gis yenn saay nit ki pour jàll pour éviter am yenn désagréable comportement yi. da ngay utiliser ay titres. te loolu du yoon. dëkk bi war nañ dépasser fi nga xam ne yow boo bëggee dara da ngay utiliser sa titre. wala nga ut relation boo c'est ça relation donc loolu dafa rafetul du yoon. est-ce que waruñu leen kon gën di tàggat tamit. ñu ngi leen di tàggat parce que da ngay xool ci biir entreprise yi formation yu dul jeex. team building yu dul jeex mais nit yi ñoo dul déglu. du ñu déglu te comme li ñuy wax xamuloo ki la fay fekk. xamuloo moom mooy kan. donc dafa am loo xam ne da nga koy moytu. nit da nga koy moytu nit dafa am loo xam ne da nga war a bañ la nga bëggul yow ñu def la ko mais pourquoi nga koy def keneen. donc nit ñi dañu war a xoolaat loolu comportement que ça soit en milieu professionnel que ça soit à la maison. que ça soit dans la société en général. nit ñi dañ ko war a di xoolaat te di ko sóoraale dafa am solo. dëgg la Léna loo bëgg a tëjee. waaw loolu la woon donc peut-être. mën na am sax yow déjà joxe nga li nga xam ne moom mooy conseils yi mais tey jii yow en tant que coach développement personnel parce que nee nga ñi ngi leen di tàggat ci entreprise ak team building yi mais ku ci nekk ci sa wàllu bopp pour sa skills personnels yi nga am naka nga war a mën a xalaatee def introspection pour mën a gën a adapter sa comportement en entreprise. man li may faral di wax Léna gis nga comportement ku nekk da nga koy xool ci sa bopp tey boo demoon fenn ñu ñàkkal la kersa. wala ñu am nu ñu comporté woo ak yow. du la neex. du la neex que muy bureau. nga dem di laaj sa benn collègue mu am comportement boo xam ne am na ko bu désagréable xam nga du la neex. parce que nit nga am nga sa fierté am nga sa dignité. nga dem si sa biir kër di sëy si sa biir kër goro ngay wax ak say belle-sœur wala sa goro ñu am comportement wala sa borom kër ci boppam boo xam ne am na ko ak yow du la neex. donc la nga bëggul ñu def la ko. mais bu ko def keneen. c'est aussi simple que ça. jërëjëf waay jërëjëf vraiment tey li ñu fi indi am na solo trop malheureusement nag ñu ngi ci cëppaandawu émission bi léegi rek ñu daal di war a tàggatoo ñu dem vue sur la toile dellu si waat. nag mooy terminer en beauté dans la bonne humeur donc merci beaucoup donc à Del Malick pour loolu mu ñu indil maman Marie tey kontaan nañu woon torop ànd ak yow vraiment di defaale un coucou à toute la communauté burkinabé bi nga xam ne moom moo nekk fii Sénégal di nuyu waale aussi burkinabé yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan surtout que c'est la fête de l'indépendance c'était le 11 ah du gis c'était le 11 alors ñu leen di seetaan ñu leen di wax félicitations di leen wax rek ne que wax dëgg yàlla kontaan nañ torop ci seen doom bi nga xam ne moom moo wàlliyaan si suñun mu nekk sénégalaise vraiment di ko assumer si sañse bi ak wax bi macha allah en tout cas ñun dinañu roy si yow bu baax a baax lan mooy sa kàddu gu mujj waaw man daal li ma bëgg dama bëgg si famille yi yëpp éducation rek ndax nit bu ñuul lan mooy sunu doole dañu yaru dama xalaat daal même entreprise voilà da ngi dem ak sa morom yi boo yaru rek
différence bi yëpp ñu ngi ci loolu. jërëjëf ngeen bàyyi xel bu baax a baax ci yooyu kàddu ci noonu nag lay remercier ki nga xamante ne si dama koy wax saa su ne sama rakk bu baax la sama rakk xol la. mu di Zahra Bari Marie-Hélène donc mbégte ak bànneex la woon ñu dalal fii encore une fois chez toi comme ni ko ki nga xam ne moom moo di Léna waxee donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir ñu la fii dalal lan mooy sa kàddu gu mujj. donc damay daaneel rek ci comportement. donc damay faral di wax comportement moom mooy caabi bi tijji buntu yëpp. donc nit boo bëggee évoluer que ça soit ci sa vie professionnelle que ça soit ci sa vie personnelle ou bien en société xoolal sa comportement xoolal sa façon defin sa façon waxin ni ngay comporté woo ak nit ñi dafay am solo trop daal mën na yóbbu nit fu sori. nit daal war na xool ay façon ak ay manière am ci biir loolu nag may wax vraiment merci beaucoup vraiment à Mariem Mbengue ci lu am solo lim ñu indil tey ci référence ndax dañ koy soxla ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoon bi mënaguñu lépp xamaguñu lépp dañuy soxla référent yu mel nii jërëjëf ci tey tànn bi nga tànn ki nga xam ne moom moo di madame André Marie Diagne. merci beaucoup Kodou ñu ngi lay jaajëfal yow tamit di roy chaque jour te di ñaanal madame André Marie fan wu gudd ak wér-gu-yaram di ko ñaanal borom këram bi nga xam ne bëgg na ko trop ndax nee na man nopp rek laa def sama jabar macha allah di ñaan tamit ñun tamit ñu am at yi mu am 44 ans de mariage macha allah c'est pas donné du loo xamante ne si bari na luñ koy féete waaye li ñuy wax rek fa ndox daan taa ba léegi ba fa demee fekk fa ay tepp ci loolu it lay remercier bu baax a baax sama rak bi nga xam ne moom moo di Léna Sarr bu la neexee sax nga ne Léna Thiam vraiment tey moom li nga indi am na solo. sant boobu neexul Thiam sant boobu neexul maa ngi lay remercier Code di remercier vraiment sama invité Zahra parce que disponibilité am pour RTS moom musuñu ko woo mu gàntuñu donc maa ngi koy remercier di remercier aussi Tata André Marie Mariem sama binôme pour les jeudis et di remercier aussi téléspectateurs yi. jërëjëf may remercier nag sama benn rakk boo xamante ne si naan dafa dem rek tànn vax bi daal di ñëw ne ma koddu dama la ko jox rek nga sañ si kooku di Seynabou Salihina ma koy nuyu bu baax a baax kooku mooy yaayu Serigne Saliou merci beaucoup di remercier nag ki nga xam ne moom ma habillé tey ñawal ma ko ba mu yanji nii j'espère que neex na leen muy Gilbert nekk fële rond-point JVC Sacré-Cœur téléphone am di 77 793 19 08 wala 77 653 08 09 gërëm ak sant ñeel na ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak ñun ci studio bi di ñu filmer ba ngeen mën a jot ci image yi mu di Anna Seck Diop ak Massayer Thiaw waaye duma fàtte Bara Sow merci beaucoup à Del Malik Mbeng qui a assuré la partie technique la réalisation technique de cette émission vidéo Mamadou Ba son Salif Sow ak ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Mara. À tous et à toutes, excellente suite de programme sur RTS2. Je serai très heureuse de vous retrouver demain après le journal télévisé de 20h. Au revoir.